ci wàllum séduction. Kira ñu lay nuyuwaat bu baax tey nag nga ñëw comme d'habitude ci li nga xam ne moo di séduction nga fas yéene ñoo séduire donc ñu lay bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. tout à fait maa leen nuyu vraiment les parents Saint-Louis Mbour Dakar fan si ñëpp maa leen di nuyu donc tey ñi bëgg nag waxtaan ci benn phénomène parce que tey le fait que ñu dëkk ci kër yi gis nañu nekk problème yi dafa commencé bëri dans les maisons jëkkër yaa ni kaas jabar yi tamit ñu ni kaas lan moo waral loolu c'est parce que tout simplement borom kër yi duñuy commencé di découvrir ay réalités yi nga xamante ne woon xamuñu ko woon bu njëkk parce que dañu doon xëy rek dem duñu yendu ci kër gi xamuñu ko léegi nag ñu yendu ci kër gi di ko gis di ko dund jabar yi tamit charge yi dafa gën a yokku car avant ñoom duñu doon xëy di dem ñu bëri dañuy xëy dem donc looy bàyyi pour kër gi naaw loo nekk lu bëri donc elles arrivaient à tenir les dépenses correctement mais actuellement elles souffrent énormément ci nu ñuy téye dépense bi parce que gis nañu nekk charge yi dafa metti te léegi de plus en plus ci kër yi benn nit mooy gën a yenu lu charge yi corona bi nag dafa tax nag nit ñi obligé toogaat di waxtaanaat seen biir couple yi pour xoolaat nu ñuy organiser waatee seen kër ñi dem ba jël conscience ne mbiru kër waruñu ko bàyyi ci benn nit kese waruñu ko bàyyi ci jëkkër kese waruñu ko bàyyi ci jabar kese parce que tey de plus en plus danay gis ay soxna yi xamante ne ñooy yore kër à 100% am na gis yeneen kër tamit yi nga xamante ne jëkkër bi moo koy yore à 100% na dugg ci beneen kër na gis benn doom taaw mooy yore kër gi à 100% benn nit daal su yoree kër dafa metti lool ñu gis ne jël nañu conscience grâce à ce problème de corona que benn nit dafa metti il faut que ñu nekk plusieurs te plusieurs boobu pour ñu mun ko réussir dafa laaj jëkkër ak jabar ñuy nangu toog di waxtaan di ko exposer ñu réorganiser ko ti bu kenn gaaw a mere sa morom góor day gaaw a daw parce que moom mënul gérer détail te kër gestion détail la jabar tamit dafay gaaw bëgg a am ku ko ni ñu koy waxatee soutenu aalu voilà ku ko aalu ba day ba wan nekk lii def na ko dañ ko war a def ba finalement ku góor ki jëkkër ji du dégg bu baax fu jabar dañ bëgg a waxee fekk jabar dafa exprimer ne que elle a trop de charge à gérer te charge yi kenn mënu ko wàññi noonu la ndax dafa bëri donc tey soo leen déggoowee day permettre franchement mu oyof si yéen ñaar ñëpp donc après corona bi dañu war a continuer ci déggoo bi dañu war a continuer ci waxtaan vraiment kenn bañ mere kenn lu munte am na jël un temps waxtaan ko ak sa partenaire mu comprendre moom it mu xelal la ci solution nañ gérer ko kër ñaari nit ñoo koy gérer du benn nit il est temps ak corona bi ñu dund ñi comprendre ne que kër bàyyi leen di bàyyi benn nit di gérer tous les problèmes jëkkër yi yaakaar nañ ne joxe nañ seen budget participation ci kër que pare nañ ci kër pare woo leen ci kër danañ war a imprégné wu de réalité yi nekk ci kër gi te loolu nen teel a dugg ci kër gi nen may temps seen soxna en dehors de biir néeg bi moo leen di may nen am l'écoute donc ni nañ tàmbalee ni danañ ko war a continuer après corona di bañ di guddee jël seen temps toog may seen jabar jege leen mu leen di exposer yenn yi te suñu leen di exposer nekkunu di leen di accuser que mënoo leen du ñu bëgg rek am ku ñuy partagel suñu réalité ci kër sa borom kër ak sa soxna vous êtes les premières personnes responsables pour waxtaan lépp lu jëm ci kër soo demee ba ne dana bëgg a takk jabar mooy danaa nangu samp kër nag dafa laaj na jàng consignes yi yépp soo ko jàngee soo ko tëlee xam ñëwal seet sa coach Kira mu jàppale la ci soo ko xamee ba mu mokk na doog nag dem jël sa soxna nen ànd di gérer ti neen bañ daw responsabilité kër ñaar a koy yore soo leen ko yoree ñaar day oyof ci yéen ba même soo leen amoon tey seen somme bi tous les jours day neex si yéen parce que vous êtes deux à vous soutenir et à mettre en place vos projets ba du metti si yéen donc point boobu daal lu jar a souligner la ci famille couple parce que gestion kër dafa diis du question jox naa la budget débrouille-toi jigéen dafa sonn elle est en train toujours de équilibrer di xool fan lay mottalee luñ ko jox santé day bettaate
xew dafay bettaate di teranga du ma wax sax xew mais teranga parce que teranga laajul xew pour na joxe ko dana dëkk ak ay nit dana dëkk ak saay goro bëgg na toppatoo sa deuxième yaay. est-ce que dina yomb loolu ku jigéen ki. loolu duñ koy jàng. loolu nag duñ koy jàng ñi bëri duñ ko xamul mais loolu dañ koy jàngale même au cabinet. soo amulee nan ne mënee gérer. parce que dañu demoon ba benn jamono dañu yaakaar ne xaalis kese mooy faj lépp xaalis kese mais tey gis nañ ne du xaalis kese danay gis ku xamante day ñëw indi participation ci aliment kii indil la ko ci xel ki ne la xoolal jarul ñuy togg 3 mu xelal la ne la ñuy def benn repas. xelal na la te xelal bu mu la xelal nekk na lu xamante ne oyof na ci yow mi ak sa waañ mais kenn du kaas kenn du mer ñëppay nangu ne benn repas bi lu ñu war a lekk bu mu paree baax na mais loolu daf lay soulager soulagement boobu nag la jigéen ñi soxla ñi xamante ne amuñu idée le cabinet Kira est là pour vous donner les idées coach de vie la elle est là pour vous aider à tout ce qui s'agit de l'organisation muy góor gi muy ku jigéen ki ñaar ñëpp kenn mënul dem sans sa morom jëkkër mënul dem sans jabar jabar mënul dem sans jëkkër góor mënul dem sans jigéen jigéen mënul dem sans góor du yàlla daf ñu bind pour ñu mottalante suñu xësee ba comprendre ko ñu mottalante bu baax suñu biir mooy tax li leen di samp par force dafay jub mais su fekkente ne dañuy ànd te ku nekk doo bëgg a comprendre sa morom yaa ni bàkkoo que man en tout cas def naa li ma jàppee ne moo war loolu du tabax dara. Kira da ngay gis ci benn kër nga gis jëkkër ak jabar da ngay gis ku jabar ji parce que mooy def lépp ci kër gi. dépense waaw joxe dépense yor xale yi toppatoo kër gi et tout mais du dégg benn merci venant de son mari loolu xale bu jigéen bi ban toogaay la war a toog. loolu point boobu moo tax ma mooy joxe dépense gérer kër gi fay lépp fay jàmm xale yi et tout. mais ku góor ki en fait liggéeyul mais ku jigéen ki du dégg benn merci venant de son mari. point boobu. parce que merci dafa neex parce que yow au moins sa jabar mu lay jàppale. gis na point bi dafa nekk pleinement le thème d'aujourd'hui kër nit bu xamante ne mooy gën a dépenser duñ ko war a respecter duñ ko war a jox cër am na ay kër yu bari jigéen bi mooy gën a dépenser jigéen bi moo jël charge bindaan charge école xale yi moo jël nourriture te dundu kër rek ëpp na sax loyer kër donc kuy def loolu yépp kooku da nga ko war a jox ko cër mooy lépp lu xam ne daf koy sigil moom ak waa koñ bi moom ak waa këram moom ak sa waa kër dañ ko fa war a taxawu bu rafet ndax taxawu boobu na koy taxaw mooy une manière de la remercier ci effort bu muy joxe tey am na ay femmes loolu du problème si ñoom parce que seen salaire may na leen ko mais duñu bëgg tamit ku góor ki reconnaître ne am naa jabar parce que jabar ji ku baax la ndax li mu am yëpp mu ngi koy jël def ci kër gi donc man tamit dinaa ko taxawu en terme de attitude dinaa mat kilifa mooy lan kenn du ma dégg ci lu xam ne waruma ci wax dinaa toujours di tagg sama jabar yëkkati ko ci kaw dinaa ko sargal ci bañ courtiser benn jigéen ci koñ ba duma xool jànq su ma ñëwee ci waa këram ak waa këram il faut ni dellu ci nag. ci koñ bi mën nga ko defee benn koñ mais ci koñ bi voilà man ci koñ bi daal moom bu fa xool. koñ ma daal bu fa xool. parce que loolu yëpp sa jabar rek nay sigil te sigilal sa jabar ndax sa jabar elle a du mérite. mu ñu nekk di yar ay doom yaram spécial yaa ni gérer kër gestion moom tamit dafa spécial yaa ni gérer ay emplois domestiques qui n'arrêtent pas de changer loolu effort physique ak intellectuel bëri lay jël ci yow en plus de ça yaa ni gérer ay parents suñuy jëm mag y a la santé y a des situations des fois na bégal leen na togg sa loxo yooyu yëpp day jël temps ba pare nag bëggoo wàccoo sa wareef ak sa borom kër ti moment booy sa borom kër di ñëw fekk na yow sa énergie yëpp jeex na donc jigéen vraiment te diine bi nee na jigéen loo ko sargal moom moo lay yëkkati mais kon boo góor yi rey leen seen bopp si toppatoo jigéen rey leen seen bopp ci di jox jigéen gëddëm bu baax ndaxte yàlla àqam daf leen di koy delloo bu baax daf leen di yéeg jàppale la te na mën ko téye correctement bi mu fi toogee benn jour dégg naa ko mu ni yonent bi muy takk soxna Khadija defe naa ni dafa yëkkati woon lu tolloog ay 10 nag ak yu gétt daal jabar ji moo ko jox au lieu que yonent bi moom tegalee ko lool mais jabar ji moo ko jox mais n'empêche xam na valeur u jabar ji moom ba tey mooy dafay rejoindre li ngay wax exactement un couple jàppalante la man maay gën a def yow ay gën a def warul couple ça appartient au couple mais nag ci biir
nañu joxante cër même dans les familles entre les enfants doom buy gën a def yàlla mën na mu féetalee ko mu nekk taaw bi wala mu nekk ku gën a jeune bi mais su fekkente ne dafa dem ci ku gën a jeune kii mais danañ ko war a jox cër comme cëru taaw mais danay gis ay kër ku gën a ndaw mooy gën a def ci kër gi mais pare kenn du ko respecté te loolu day blessé mooy blessé femme mi maman wax ni nay sonn di def bu pare doo dégg sax. mais daf ci am ñoo xam ne nag dañ ciy booleeg naagu. ci profito. waaw et ça c'est à éviter. c'est à éviter ñi nga xamante ne franchement dañuy bokk ci catégorie exagération respecté wuñ les code de famille dafa am code de famille Kira dafa am mooy lan mooy le respect nit day xam sa place. ci loolu tamit nekk na point bi ma bëgg a souligner kër su xatee ku nekk dafa war a xam place am xam nu muy doxalee su ko defee dëkkuwaay bi day yomb on habite dans un petit endroit sooy jug di dox sax dana war a di yëkkati sa tànk waroo di koo diri sooy seetaan sa télé amoo droit di yokk télé bi mu fort danay bàyyi xel kii xamante ne day wax téléphone danay bàyyi xel kii toog ci beneen coin bi bëgg a waxtaan donc duñu war a changer suñu doxee nit yi loolu dafa war a continuer am na ñu ko commencé tàmbali comprendre nañ ko mais nuñ ci gën a ñeexul taxaw ci wàññi leen son télé yi may leen respect ku nekk ci biir kër gi mun def tamit leneen tranquillement te lu mu nekk la donc suñ ko doxalee noonu rek ku nekk di bàyyi xel sa moroom bàyyi leen xel keneen dëkkal bàyyi leen xelu ñëpp. waaye nee na moom tout le temps day joteeg jabaram ni muy joteeg jabaram tout le temps mooy jàllal ci ginnaaw nee na jabar da ko naan jàllal ci ginnaaw alors que ni moom moo ko war a wax jàllal ci ginnaaw est-ce que léegi man li ma bëgg xam mooy ndax lal am na place ki war a jàll ci ginnaaw ak ki war a jàll. gis nañ jigéen su meree borom këram. day tenir benn langage bu nga xamante ne góor bi su ko dégloo au premier degré. day vexé wu. parce que moom daf ko déglu au premier degré. waaw parce que daf ko dégg au premier degré il a l'impression que man duñ may tuutil parce que ñun may wax ma jàll ci ginnaaw mais daf ko war a déglu au deuxième degré mooy lan mooy ne sama jabar mu ñu insister def lu xamante ne jaaduwul te mu ñu koy def ak gëm daal kon y a quelque chose qui se passe derrière jigéen du gaaw a wax problème am moom silence ak di la wax des petits mots blessants foofu lay jaar pour won la ne dama la mere. moo tax ñu leen di pes rek. moom moo waroon a pes dañuy jéem a toog waa soxna si ne ko soxna si lan moo war tey nay wax ma jaar ci ginnaaw wax boobu dafa ñaaw bu fa jaarati bëggatuma na koy jaaralee noonu. waxee bu ma xëyee la jox ma dépense. waaw waaw. parce que sûrement soxna si. mais nag moom actuellement il y a beaucoup de mariages. macha allah jigéen ñi dañu bëri sutura. Franchement dañu bëri sutura. mais tey mariage yi bëri yi am góor yi lu ñuy joxe suñ ko ñeme woon di wax ci kaw montant yi yéen ñëpp fii ci place dañ di tiit. dana ne ni loolu lañu ci mën a téye kër si jamono bi ñu toll xamante ne jànq ci boppam dafa cher. école dafa delluwaat cher lekk bi ñun duñu tàmmal lekk tubaab lépp importé et les produits importés denrées yi dafa gën a cher waa loolu yëpp ak montant bi ñu lay jox ndax bëgg sëy jigéen di ko nangu. il faut aussi souligner que jigéen bu bëgg dëgg mooy muñ. bëgg sëy dëggu bëgg sëy nangu muñ. voilà nangu muñ parce que bëgguñu yàq seen bopp duñu bëgg a toog réglé ñi bëgg a toog réglé jaamu yàlla parce que ci réglé ne gën a mun jaamu yàlla moo tax ñëpp jigéen yi bëri bëgg sëy. nag gis nga kii loolu lépp xam nga lu koy tënk mbëggeel c'est-à-dire fu mbëggeel nekk yooyu du mën a nekk problème ci danay gis ku la bëgg mais nee la damaa am kër 50 000 laa am par mois loo ci wax danay gis ku yor benn kër deuxième kër bi mu ne 50 000 laa am par mois te pourtant bëggeel mu ni foofu mais moyen mayu ko jigéen par amour mu nangu loolu mu ciy débrouiller mais léegi au lieu ñu delloo ko respect bi au lieu que ñi jéem ko di neexal duñ ko ciy boole di ci am ay comportement yi xamante ne du noonu wala même di yéex a joxe xaalis boobu doo bëgg vraiment di xool luy neex madame loolu neexul. mi ngi noonu jërëjëf. maa leen di remercier bu baax ba mardi di remercier tamit maa ngi remercier sama sœur Giorgio bi fi jaar ci li ma sol nekk Ouest Foire. et à très bientôt à mardi prochain. merci beaucoup Kira ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. li nga indi am na solo. na fi loo xalaat yow ci li Kira wax ni
parfaitement raison. Kira moom. sa abi rek dañ la laaj ci li Kira. sooy xool ci suuf dañuy jàppee ne danay nelaw fekk du nelaw dana xool ci suuf. nelaw juste baisser le regard.